بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا mbokk suñu lii mooy cours numéro 7 ci suñu jàng bi ñu jàngandoo lii di al usul al thalatha téere bi nga xamante ni Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah moo ko bind ñu ngi yemoon ci ñeenteelu mbir bi nga xamante ni cheikh bi nee na jullit bu nekk góor wala jigéen war na koo jàng te teg ko ci xam-xam ñeenti mbir la tuddoon jotoon nañ jaar ci ñett yu njëkk yi bi ci njëkk mooy nit ki sàkku xam-xam xam kan mooy boroomam tabaraka wa taala xam lan mooy kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xam diine lislaam mooy lan teg ko ci ay preuve teg ko ci dalil ñaareelu mbir ma nga xamante ni farata la ku nekk jàng ko te xam ko mooy gannaaw ba mu jàngee xam-xam boobu xam kan mooy woromam xam kan mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam xam lan mooy diine lislaam teg ko ci ay preuve mooy mu jëfee xam-xam boobu ñetteelu mbir ba mooy gannaaw ba mu jàngee jëf mu daal di woote jëmale ci xam-xam boobu mu jàng après donc ñu dem ci ñeenteelu mbir bi nga xamante ni bu nit ki yeggee ci troisième étape bi nit ki bu jàngee jëfee woote jëmale ci li mu jàng te ñu fàttali ne li ñuy woote jëmale ci mooy ñu woote jëmale ci yàlla maanaam ñu woo nit ñi ci ñu jaamu yàlla subhanahu wa taala jébbal ci moom su jootal ko topp ay ndigalam bàyyi ay tereem roy yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu lañ tuddee daawa mooy woote jëmale ci yàlla subhanahu wa taala mu tegu nag ci xam-xam du tegu ci xelum kese ci xam-xam lay tegu te xam-xam duñu denc di ko fàttali mooy li yàlla subhanahu wa taala wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko saxaaba yi jàng ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy leeral loolu mooy xam-xam kon ñu dem ci ñeenteelu mbir mi mooy as-sabr ala al adha fiihi mooy ginnaaw bu nit ki yeggee ci troisième étape bi mooy woote bi ay tolof-tolof dinañ ko ci dab loolu moom c'est garanti léeg-léeg bu tolof-tolof yi amee moo xam tolof-tolof yu simple la yu ndaw la wala tolof-tolof yu rëy nit ki li ko war mooy mu daal di am sabr mooy muñ patience persévérance endurance mu daal di muñ wala fu muñ kese lay wax mais mën nañ trouver mooy yeneen ci français wala ci yeneen langue yi ñu ne patience persévérance ak endurance loolu lépp da ci ànd mu daal di muñ tolof-tolof yooyu nga xamante ni da koy dal ci woote boobu muy woote di woo nit ñi ci ñu jébbalu ci yàlla subhanahu wa taala sëggal ko di ko jaamu bañ koo bokkaale kenn ak topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko roy bañ koo bokkaale kenn nit ñi saa bu benn nit yeggee ci étape boobu di leen woo ci ñu jaamu yàlla di leen digal lu baax di leen tere lu bon di leen woo ci tawxid di leen woo ci pas-pas bu set di leen woo ci jaamu yàlla kese di leen woo ci roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kese ay tolof-tolof dina ko ci fekk moo xam tolof-tolof yooyu noonu dafay nekk ci ay wax ay saaga yuñ koy saaga ay xas yuñ koy xas di ko melal nu mu melul di ko dëkkal fu mu dëkkul wala loo xamante ni c'est une violence physique danañ ko jéem a dóor wala ñu dóor ko ñu gaañ ko ci wala ñu exiler ko dax ko dëkk bi jéem ko sax rey am na ñenn ñi sax ñu rey leen yëpp am na bu loolu amee ci situation yooyu noonu bu nit ki yeggee ci troisième étape ba quatrième étape bi laazim c'est une obligation mu nekk ko xam dafay sàlloo muñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam avant yàlla di ko def muy yonent dund na 40 ans Makka jikko bu baax bu ne seedal nañ ko ko demoon nañ ba tuddee ko al amin ki nga xam dafa wóor respecté ko même fekkante ni jeune la woon mais nii dañ ko respecté woon wekk ko ndax lan ay jikko yu amoon ay melokaan yu amoon yu rafet nekk ku dëggu nekk ku baax
nekk ku tabe ku laabir ku koo xam dañ koo mën a wóolu loolu yëpp ay jikkoom yu rafet ñu xamal ko ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ko yàlla subhanahu wa taala nekk ko yonent nga bi yàlla wàcce ci moom iqra mu nekk yonent après yàlla subhanahu wa taala wàcce ci moom yaa ayyuhal mudaththir qum fa anzir bi ñu wàcce ci moom iqra ci la nekk prophète parce que yàlla wàcce na ci moom waxyu bi ko yàlla subhanahu wa taala ne ko yaa ayyuhal mudaththir qum fa anzir yow mi sangu jógal te nga xupp nit ñi waar leen aaya boobu noonu moo def yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu nekk rasul mu nekk un envoyé kon léegi daaw bi daf ko war a leeral daf ko war a feeñal daf ko war a fësal daf ko war a génn woo nit ñi jëme leen ci ñu jaamu yàlla loolu ba mu amee rek waa Makka dañoo changé def virage 180 degrés ka ñu xamoon démb ak barki démb mu nekk ku dëggu mu nekk ku baax mu nekk ku jub mu nekk ku yaru ku am xel ku ñu wóolu léegi nekk na koo xamante ni dafa am ay rab ay jinne dañ koo mbéj dafa dof dafay saaga seeni yàlla lan moo indi lii mooy woote bi mu woote ne nañu saxal li nga xam mooy laa ilaha illallah ne yàlla dong moo yelloo ñu jaamu ko laat ak uzza ak manaat ak hubal ak yeneen yàlla yu bari ñu am yelloowuñu ñu jaamu leen lu tolloog toq tarfata ayn yelloowuñ ko yàlla jalla wa ala moo yelloo ñu jaamu ko ba mu déclaré laa ilaha illallah te waa Màkka ba ñu ne laa ilaha illallah xamoon nañ ne li muy tekki mooy mënatuloo sujootal wala ngay rendil wala ngay ñaan wala ngay barkeelu ci keneen ku dul allahu tabaraka wa taala ñoom xamoon nañ loolu ndax ñu fàttali mbokk yi que ne ku faaru Màkka yi nga xamante ne yéefar nekkoon Màkka doon xeex yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg koo rey contre ko ñooñu mosuñoo wedd yàlla ci lan ci cadre ci li nga xam mooy yàlla moo leen sàkk yàlla moo leen di wërsëgal yàlla mu bind asamaan ak suuf loolu ñoom bañuñu ko alxuraan saxal na loolu boo leen laajee ko sàkk asamaan ak suuf ñu ne la allah musuñoo taxaw ne hubal wala laat wala uzza wala ci seen yàlla yu bëri yi ñu amoon kenn ci ñoom moo fi sàkk pépp suuf ci kaw suuf musuñu koo wax kon la moo indi woon problème bi kon mooy ñoom xamoon nañ ne rendi yi ñuy rendi ñaan yi ñu ñaan sujjóot yi ñu sujjóot jébbalu yu ñu jébbalu barkeelu ba ñu wut ci leneen mënuñu ko defal nag keneen ku dul allahu tabaraka wa taala ñoom dañ koo comprendre ci saasi moo tax ñu jóg taxaw ne laalaa lii du fi jaar bi leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne leen laa ilaha illallah ci la xeex ba commencé ka nekkoon ku baax démb daa bon tey ka nga xam ne dafa nekkoon ku jub démb dëng na ka ñu wóolu woon démb nekk na koo xamante ni kenn mëntu koo wóolu boroom xel ba nga xam dañ ko wóolu woon di ko sax woo di ko consulter ci ay mbir léegi neen dafa dof ay jinne dañ koo jàpp lan mooy indi loolu yëpp noonu daf leen ne laa ilaha illallah kese loolu mooy lu bees li mu dem nag ba mujj gi képp ku nekk jullit ñeen jàppaleen mbugal leen ñun ñëpp jàng nañu histoire Bilal ak Sumayya ak ñeneen ci jullit ñi nga xamante ni demoon nañ Makka gaa yi noot leen bundu xataal leen teg leen ay mettit loolu yëpp pour lan la pour ñu bàyyi seen diine daaw bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam di woote ñu bugg koo fay est ce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne sii gaan li dafa metti quoi nañ ko bàyyi léedéet daa continuer daa am sabar dafa am dafa muñ ci liggéey bi mu doon liggéey parce que xam na ne moo nekk ci dëgg kon booy daawa xam nga ne yaa nekk ci dëgg tolof bu la ci fekk da nga koy muñ yonent bi sallallahu alayhi wasallam lan la dajul ci daawa bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu demee nekk Médine yéefar yi jógee Makka dem ba Médine fële ci Uhud ne dañoo sax bëgg a jeexal jullit ñi xeex nañu yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam gaañu na ci xeex boobu noonu damm nañ fa bëñam xaañ ko ci bopp mu daanu ci pax tànk bi faxet loolu yëpp am na ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam est-ce que dafa bàyyiwul ñoom Bilal bañ leen bëggalee Makka dañoo bàyyi déedéet bañ boycotté jullit ñi mënatuñ sax jënd lu ñu lekk kenn bëggatu leen a jaay ñu boycotté leen coupé leen complètement est-ce que dañoo bàyyi seen diine déedéet dañoo bàyyi wuñ si dañoo am patience ak endurance persévérer ci li nekk xam ne ñoo nekk ci dëgg te xam ne lu mu yàgg-yàgg lu mu métti yàlla subhanahu wa taala dina leen dimbale ñoom ñooy mujjee gañe ñoom loolu amuñ foon sikki sàkk
dem nañu ba ñenn ñi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba affaire bi méttee Makka ba métti daf leen wax nañ génn dem Abyssinie nañ dem Abyssinie ndax métti yi ñu leen tegoon Makka doyoon na waar loolu yëpp lan moo ko indi mooy muñ bi nga xamante nit ki dina ko am ci lan bu commencé woote jëmale ci yàlla ay tolof tolof commencé yonent yàlla yëpp boo leen seetloo yonent yàlla yëpp am nañ ay tolof tolof ay jafe-jafe ci seen daawa kadhalika it képp koo xamante ni topp nga ci yoonu yonent yi ci seen daawa boo ci nekkee ay tolof tolof dina leer ñu bëgg a leeral fii nag ne ñi nga xamante ni dañoo nekk ne ñoom dañu daawa waaye seen daawa affaire politique la affaire parti politique moo la intéressé ak gouvernement ak taxawal gouvernement ak jël nguur ñooñu woote wuñ jëmale ci yàlla kon xeex ba nga xamante ni day xew seen diggante ak ña yor nguur ga ci dëkk yañ nekk ñooñu di leen bundu xataal bu ko kenn jël teg ko ne voilà non dañ ko dugal ci wàllu daawa déedéet loolu xëccoo la ci affaire nguur nekkul daawa ilallah loolu foo mu leer li ñu wax fii sabr bi mooy muñ bi ñu am fii mooy ñi nga xam dañuy woote jëmale ci yàlla woote wuñu pour l'établissement d'un état islamique déedéet li ñuy woote mooy nit ñi nañ jaamu yàlla subhanahu wa taala ñaari mbir la yu bokkul nit ñi mën nañoo woote ñu taxawal état islamique fekk nit ñi jaamuwuñu yàlla mën na nekk shirk mën naa dox ci dëkk bi fekk ñu ne wala état islamique parce que état islamique administration bi lay nekk ak affaire ay zakat ak yu demee noonu waaye est-ce que mën nañoo régler mbirum shirk déedéet mënuñu koo régler ndax ba ñu régler mbirum shirk ba duñu soxla nit ñi ne kaa la ñu def état islamique état bi day taxaw ndax nit ñi bu ñu nangoo jaamu yàlla dong li muy ëmb mooy li muy tekki mooy kon nangu nañu yàlla subhanahu wa taala atte leen mais ñoo xamante ni ñii dañu jaamu keneen ku dul yàlla ñii nanguwuñu topp ndigalu yàlla yi ñoom li yàlla subhanahu wa taala wàccee gëmuñu ko gëm bi nga xam ne moom la war ñooñu boo la ne état islamique da ngeen di sonn da ngeen di reyante te loolu yonent yàlla yi amul kenn ku ñëw di ci woote kon li am fii mooy y a une lutte y a benn xeex bu nit ñi di xeex pour pouvoir pour nguur ñi nga xam ne ñoo yor nguur gi ak ña bëgg jël nguur ga mbubboo nag mbubbul islam xeex boobu noonu bu ko kenn jël ne voilà non ñii dañuy xeex fii sabilillah déedéet ñii nekkuñu di daaw fii sabilillah déedéet dañu daaw pour seen parti dañu daaw pour seen groupe dañu daaw pour seen jamaa tolof tolof yi leen la leen cay fekk nekkul comme tolof tolof yi fekkoon yonent ya kon muñ bi nga xamante ni moom la ñuy wax fii mooy yonent yàlla yi muñ ba ñu muñoon ci daaw bi ñu doon daaw a jëmale ci yàlla ak képp koo xam topp nga seen yoon ay tolof tolof dina la dal ndax ku liggéey ba nga xam ne moom la yonent doon liggéey eh bien la nga xamante ni moo daloon yonent yi ci ay tolof tolof dina la dal mais du nekk au même degré ndax yonent yàlla yi ñooy gën a fort le degré ndax ñoom seen ngëm moo gën a fort mais keneen ku def liggéey ba ñu def ñoom mooy daawa di woote ay tolof tolof dina la dal mën na nekk nag loo xamante ni wax kese la ci ay xaste mën na nekk loo xam ne c'est physique nit ñi dem ba dóor la wala gaañ la te loolu depuis ca jamono yonent yu njëkkee ba tey Isa ibnu Maryam ba muy woote benn sanga dañ ko bëgg fexel nañ koy rey ñu gëm nag ne kenn reyu ko kenn jàpp ko ba koy rey Isa kenn mësu koo crucifié daaj ko ci bant am musul am jotuñ ci moom sax ba koy jàpp mais loolu lañ bëggoon yonent yàlla Moussa lan la Firawna bëggoon def ci moom faagaagal leen ak yonent yàlla yëpp yi nga xam ne ñëw nañu am ay tolof tolof ci seeni xeet yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme niñ ko waxoon sànq lu mu dajul ci daaw bi amul jullit ñi sonnal nañ leen bundu xataal leen noot leen ba ñu nekkee Makka xam nga dem ba mënoo gis pepp ceeb wala pepp dugub boo lekk mburu moo yëy amul pourquoi parce que sa diine xam nga loolu metti na waaye dañoo muñ kenn ci ñoom bàyyiwul ndax loolu dafa bokk ci liy wane seen ngëm ni mu dëggoo moo ñu daal di muñ mais affaire yi xaw a métti tuuti rek nga bàyyi woote ci yàlla subhanahu wa taala affaire benn tolof tolof am gaa yi xas la rek nga ne non si affaire bi moom vraiment lii dafa xaw a difficile quoi xaaral yoonu jàmm soriwul déedéet mbir mi du noonu kon li nga xamante ni mooy li war mooy jàng jëfee woote jëmale ci xam-xam boobu noonu après nag préparé wu pour am li nga xam ne mooy muñ ci kaw tolof tolof yi nga xamante ni dina fekk nit ki ci yoon boobu noonu léegi nag kon ñeenti mbir yaa ngi noonu lii cheikh bi waxoon ne
jullit bu nekk góor wala jigéen waajib la ci moom pour mu jàng ko mooy mu am xam-xam mu yàlla mu xam yàlla xam yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam diin l'islam mooy lan teg ko ci ay preuve yu leer gannaaw ba mu jàngee mu jëfee njàng xam-xam ba mu jàng gannaaw loolu mu woo nit ñi jëmale leen ci xam-xam boobu woote jëmale ci yàlla maanaam mu woo nit ñi pour ñu jaamu yàlla subhanahu wa taala wommatu ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam li nga xamante ne moom mooy njaam dañ koy réserver exclusivement à allahu subhanahu wa taala duñ ci boole yonent wala malaaka duñ ci boole kenn li nga xamante mooy topp mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam kese la ñu topp ci li ñu jaamu yàlla yonent bi bu ñu teree ñu bàyyi bu ñu digalee ñu def bu ñu joxee xabaar information ñu gëm te duñ jaamoo yàlla neneen lu dul li nga xamante ni moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam indi kon ñeenti étape yaa ngi nii jàng jëfee woote muñ léegi nag cheikh bi muy wax ci début dafa ne ñu teg ko ci preuve léegi cheikh bi ana preuve am pour waxam ji nii li mu wax nii yëpp ñu koy expliquer depuis 7 leçons lan mooy preuve bi ndax aussi cheikh bu fekkee dafa ñu ne lu ñu wax wala lu ñu jëf nañ ko amal preuve léegi ñun dañu laaj cheikh bi ana sa preuve pour wax ji nga wax nii yëpp ni aha léegi bi cheikh bi mu ne wa dalil mu mel ni kon cheikh bi dafa prévoir que ne nit ñi dañ koy laaj loolu dañ koy laaj ginnaaw yow nee nga dañoo war a jàng jëfee après woote ci après am muñ lii yëpp nag puisque nee dafa am dalil dafa war a am preuve ana dalil ba yeneen cheikh bi mu ne wa dalil qawlullahi taala la preuve ci li ñu wax nii yëpp ci ñeenti mbir yi ñu wax ne dafa dañ ko war a jàng obligation la ci góor wala jigéen ci julli dañ ko war a jàng obligation la ci ñoom dalil baa ngi nii mooy waxu borom bi tabaraka wa taala wal asr inna al insana la fi xusr illa alladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr cheikh bi ne woon na li njëkk mooy ñu jàng ana njàng ma ana xam-xam ba bi mu ne al ilm bu njëkk ba première chose bi obligatoire ci nit mooy al ilm mooy mu jàng am xam-xam ana preuve bi ci biir surat bi ci surat bi première chose bi mooy al ilm mooy li mu ne alladina amanu iman ngëm munta nekk te amul xam-xam c'est impossible amanu iman loolu mooy li njëkk ndax kenn munta gëm te li nga gëm xamoo ko munta nekk lan mooy ñaareelu mbir ba la mu ne woon jëfee ci aaya bi ci surat bi mu ne allahu tabaraka wa taala mu ne wa amilu salihat loolu mooy lan jëfee xam-xam ba ñetteelu mbir ba anamu li nga xamante ne moom mooy woote ba mu ne mooy wa tawaasaw bil haqq lii moom mooy woote jëmale ci xam-xam bi ak jëf ba wa tawaasaw bil haqq ana ñeenteelu mbir ba mooy li nga xam mooy sabr muñ mu ne mooy wa tawaasaw bis sabr sabr muñ lan mooy li lay fekk ci ay tolof-tolof ci yoon ba nga xamante ni moom nga nekk di woote jëmale ci xam-xam ak jëf boobu ak jëf ja xam-xam ak jëf kon dalil baa ngi nii léegi nag lii dafa soxla ñu daal di xool ci biir surat bi détails yi nan la demee ndax ñu mën a gën a comprendre ñeenti mbir yi nan la ko cheikh bi génnee ci surat bi nii incha allah taala ba leçon bii di ñëw yàlla nañu yàlla subhanahu wa taala boole ñun ñëpp jéggal te yërëm ñu yokkal ñu xam-xam ci suñu diine ci koor gi ñu nekk nii yàlla nañu ko borom bi tabaraka wa taala nangul yokkal ñu ci tawfiq ba ñu woor mu tegu ci ngëm ak yaakaar ci payooru borom bi tabaraka wa taala yàlla ñu borom bi tabaraka wa taala boole ci ñi mu goreel safara ci weeru koor wi hada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin